Yeah, ladies and gentlemen, welcome, bienvenue dans leen jàmm dans votre émission Sénégal 7 sur Sénégal 7 yaa sooy tey nag comme d'habitude dañ fi dalalati beneen ndaanaan nee naa leen comme d'habitude fii ku dul ndaanaan du fi ñëw so balaa ñu présenter ndaanaan boobu noonu dama leen di jox juste quelques indices pour ngeen xam ndaanaan fi mu jógee ndaanaan mi ngi jógee fi biir yi jógee lii soo nga gisee mooy Dallas got Dallas in the building ladies and gentlemen got the international Lucious YBE on Sénégal 7 yaa Lucious. Yes sir. Talk to them. Well, it's your boy YBE. I know what time it is. kon li mu wax rek ndaara ngeen am tey. te ñu fas yéene fi yëngal bu leen dem fenn bu leen bouger ku raté lu neex. ku raté lu neex ku raté lu lay so YBE. déjà pour ñoo xam ñi nga xam ne dañ jekk saay gis la xamuñ la. xam di dégg YBE di la gis ci Instagram bi. di la gis ci game bi. soo doon tënk rek doon wax gaa yooyu noonu kan mooy YBE foo jógee. Ok donc merci Malick d'abord pour invitation bi. di remercier waa Séné7. tam di nuyu seen internautes yi. ñu ngi seetaan yëpp. donc pour gàttal ko rek YBE benn boy la boo xam dafa gëm boppam YBE benn boy la boo xam ne amul limite ci lu muy def. dafa gëm di ki fu waay jógee loo bëgg a doon ak ki nga bëgg a doon mën nga ko doon. donc li nga wax ñu bëri xamuñu woon di ki sénégalais laa wala africain laa. ndax jàpp ñu may gis ak si net bi li ma doon dund. ba bu ma leen di xamal di ki maag yéen ñoo bokk. gëm-gëm rek moom moo mën lu nekk donc kooku mooy YBE moo tax mooy tur bi sax YBE Young Believers Entertainment. un jeune qui croit en lui. point barre amul leneen. so ladies and gentlemen ci tënk loolu mooy YBE ba léegi nii li ñu bëggoon xam mooy yow déjà sénégalais nga yaa ngi koy wax léegi mais fan nga jóge ci Sénégal parce que ñu ngi lay gis Thiès. waaw on sait pas ndax Thiès nga basé wu fa nga dëkk fa nga soxee ko wala ak kañ nga dem USA ak lu la fa yóbbu aussi. ok donc booy Casamance la. Casamance laa juddoo foofu laa joué basket. foofu lañ ma gënoon ràññee sax. balaa may jógee foofu noonu ñëw Dakar. mais man avant YBE balaa ñuy tàmbale moom basketteur la woon. da doon joué basket. nekkoon ci basket bi gëmoon ko xoobee ci bay bëgg a dee. foofu la explique kaana bi dikkee nag donc booy Casa la quoi pour tontu question bi quoi. booy Ziguinchor. booy Zig. boo xam ne mi ngi jógee Zig lan moo ko yóbbu déjà dafa demoon pour dafa àndoon ak ay parents dafa demoon bëkki wala lan moo ko jëlee Zig yóbbu ko USA. donc li ma wax rek booy bu dëgër bopp la woon nag. xam nga nekkoon Ziguinchor doon basket gëm basket bi. non dem ba benn instant yéeg boppam xam di ki war na mën a gën Ziguinchor xeeb ko. war a mën a dem. testé boppam biir Dakar. ci championnat boo xam ne moom moo newoon sama rêve. sama rêve ñun parce que ñun bu ngay nekk xale. li nga doon gis yëpp télé. Dakar lañ doon wane Dakar la ñu doon wane championnat Sénégal la ñu doon wane. donc ñun ñëpp suñu rêve moo nekkoon joué woon championnat boobu noonu. donc bu ñu demee ba sama côté basket bi carrière bi mu doon toj biir Ziguinchor. ba ñëpp di ma coow ci laa jël samay bagage fàkk sama gàlle tàgguwuma sax dem Dakar risque nag. kon comme kii daal nga defee ala Sadio Mané quoi. waaw bon comme moom loolu mooy jaar-jaaram. waaw moom bi muy dem dafa jéggi saa yi gars yi dañ ko tere affaire mu jéggi saa yi rek dem. waaw kon ñoo ko bokk. moom ci ay mëninam quoi. mooy li ngay wax ni loolu lay rejoindre aussi. donc kon même histoire bi la parce que dama ko gëmoon. mes parents yi ñoom jàng la ñu bëggoon. man nag basket bi laa gisoon te bëggoon naa jàng mais comme ànduñu woon ci ñaar ñi. ma jël samay bagage dem Dakar. jël risque nag man nag bu may ñëw Dakar xaw ma woon presque kenn. dëggoon naa amoon naa fa benn homonyme bu dëkk foofu Liberté 5. donc ma dem Sonacos Ziguinchor. ñefe fa xam nga soo nekkee xale rek pour yow toi la vie est trop facile quoi. dem ñefe. am fa benn 14000 rek paasu dem Dakar rek ma lam samay bagage taguwuma kenn dem biir town egg town di laajte Liberté 5 ma dem ba Liberté 5 laajte tour sama tonton bi tonton Edmond di ko nuyu de passage mu nekk koo xam ne tey gi su ma yegsee fii moom moo tax moom ak yàlla la donc ma ñëw ma yegsi moom tamit dafa tiit sax gis ma sama tilimaay gaay undu abi looy def fii nu mu demee nii ma ne ko dama ñëw vacances am sama fit nag nekk dama ñëw vacances mu ree accueillir ma bàyyi ma foofu noonu ma commencé di train di dem terrain par terrain di laaj fan la bopp nekk parce que bopp ma noonu sama rêve ci laa dem nag foofu nag def test na ba gars yi jël ma fa bu ma jëlee man daal samay parents dañoo jékki-jékki rek sama pap di lire journaux rek gis sama tour si équipe bi ñu sélectionné si jour yi ñu sélectionné année boobu biir bopp mu oo sama yaay gars yi woote Dakar xamuñu sax fan laa ne woon ci lu ma ne woon ñëpp yaakaaroon di kii kii dem na perdre nañ ko comme d'habitude ëtt nañu ba sonn gisuñu gars yi noppalu donc noonu la fa demee sama histoire c'est là commencé jouer basket biir Dakar. ba yàlla na sigil ma commencé gagner coupe yëpp foofu noonu. gagné naa coupe championnat yi parce que ba mu dem naa bopp
police douane ba ma demee ba am fi ma toll ma gën a découvrir dëkk basket sori na am na leneen mooy NBA mooy championnat marocain yi ci laa dem dëkk Maroc tamit dem play foofu basketball ma am benn équipe boo xam ne équipe bu ndaw la bu ñuy wax Meknes Codem du moins Codem ba ma fa nekkee mu nekk équipe deuxième division équipe deuxième division bu amuloon sa coach bu faible mais xam nga kon lu ñuy wax rek temps d'échange ba ma demee ba yegg foofu ma bañ a dellu si ma ne leen waaw laaj leen xaalis bu bëri bu ma yegg leen première division gars yi dañ ma doon ree nag dañ ma doon ree daan ma yow da nga def fii championnat bi ñeen équipe bi nekk fee ay américains ñoo fa nekk ay russe ñoo fa nekk yeneen dëkk man samay new ci waaw man leen solo ma joxee xaalis bii 12 millions si année bi ma yóbbu leen première division benn Sénégalais moom fa yóbbu mu may wokk si suuf table bi buy dama dof buy dañ lay rey de fii naari la de xamuñu foo de ma ne ko hey Ibrahima Ibu bàyyi ma rek calm down le tout pour le tout mu ne ma ok man de nekkatuma sa manager waa ji daw ba ma foofu noonu nag ma toog ak gars yi ak xaalis ba nii laa joué nag ba yégal leen première division année boobu nag ñu bëri nag waaw ñu bëri yaakaaroon di kaana laa nag ci laa am contrat NBA ci laa am contrat dem États-Unis xam nga dem États-Unis def test ñu jël ma Spurs mais après 6 mois ma am gaañu genou bi pété ma ñëwaat xam nga rek ndeysaan soo galéré Sénégal bi nii Afrique bi galère bi ceeb bu jën yi ngay lekk ngay basket. soo demee affaire yi ñooy répondre foofu noonu. nga dem foofu neex ngelaw bi neex. waaw tapi bi neex. lépp neex amul ngelaw. sama waa ji da ngay def nii rek di gaañu nag. xam nga mooy loolu gaañuwaat si la ma sama carrière jeex nag. xam nga mënatuma def dara ma flip sama bopp dugg ci musique bi. ma doon signé ay artistes. xam nga ba tey ji ma nekk rappeur. parce que déjà man maa ngi door a découvrir sa facette boobu déjà. mu doon loo xam ne pour man c'est très important nit ñi tamit xam ko parce que instant bi heure bii nii. su demee woon noonu heure bii nii moo nañu am beneen góor gi si Dieng si gàttal. te muy dëgg. te tamit xam naa ne ñu bëri tamit ñoom dañ foogoon que ne ci musique rek nga doon yëngatu. te tamit c'est bon tamit gars yi di xam loolu. léegi. yaa ngi ko doon souligner léegi nga ne da nga après nga commencé di produire ba récemment su ma juumul Sénégal am na ñoo commencé woon produire ñu ngi tudd waa Cream Team. di jekki saay doon gis Cream Team xam nga occuper espace médiatique bi. di jekki saay gis Cream Team di am sax ay featuring ay featuring international. xam nga di dem ba ay Nigéria fu ne. léegi ñi jekki saay gisatuñ Cream Team soit dañ bëgg a xam ndax job boobu noonu ak waa Cream Team dafa arrêté ak tout ça aussi. ndax loolu dafa arrêté su arrêté aussi lan moo tax ak lu tax déggatuñ leen ba léegi aussi. ok donc man bu may ñëw Sénégal. parce que comme ma la expliqué bu ma nekkee États-Unis ba ma gaañu dama changé. ubbi sama propre label. parce que xam nga basket ak rap même culture la. basketteur day rappeur day basket day play basket donc foofu nag dafa am doole nag. tu vois donc si laa tourné xool la neen li ma gën a bëgg parce que nee nañu live bi looy def. lu nekk defal loo xam ne moom nga gëm moom nga bëgg. di nga ci yàgg loo ci mënti daj di nga ci nekk doo give up. ak am solo donc si laa dugg ci musique. ubbi samay label. doon signé ay rappeurs américains. mais en espace de 1 an ak samay idées ak samay xam nga ku voyager li ngay gis day xaw a bëri. te rap bi voilà depuis ñu nekk booy. waaw ak gëm-gëm bi tamit. ma jàng intégré wu ba di signé ay artistes di leen jaay label yu gën a mag bu ma commencé nekk noonu ma ne xam nga lan la lii ni may gis nii. bëgg naa ko gën a yaatal. te bëgg naa am différence biir américain. def lu différent bàyyil ma xool Afrique. yan problème ñoo fa nekk ak lan laa mën a apporter sama dëkk. ci laa flip ñëw Sénégal signé balaa may signé dama njëkkoon oo ñoom Canabasse. voilà def ak ñoom proposé leen kaal leen ma boole leen sama artistes yi. ma ubbi leen buntu États-Unis rap garden commencé voyager. mu d'accord ko moom ak Queen Bees. ñu d'accord ko ñu def suñu premier show. bu ñu defee premier show bi. mu jàll ñu bëri découvrir di am na benn label américain. boo xam dafa ñëw bu doole parce que jamono jooju loolu lañ doon dégg mu ànd ak communication bu graaw. communication bu doy waar. man nag feeñu ma ci woon nag. parce que dama amoon sama équipe. yow bu doon mën nañ ne après sax la ñuy door. après visage bi nekk ci ginnaaw loolu noonu. waaw dama amoon samay propre nit yu koy doon gérer. milieu bi xam nga j'avais toute une équipe. donc ñoom bu ñu demee ba foofu ñu gis sur le terrain que bëri na talent Sénégal. mais problème Sénégal mooy c'est trop renfermé. après bu ñu defee étude géographie ñu gis dëkk yi Sénégal mooy le seul pays et il est entouré par tous les autres pays yoo xam ne ñoom ñoo bokk culture. mais Sénégal moom rek moo am benn culture bu unique. donc pour mu gën dina métti liggéey bu métti la. ci laa jël charge sama équipe commencé woon ne non dina métti liggéey bu long terme la. mais foog ma ne non comme man fii laa jógee. te j'aime les défis. ma ne non kon lii défi la ci man maa ngi soog a gis défi boo xam dina jël sama temps. si laa ñëw nag sama bopp
ñëw Sénégal. commencé signer ay artistes. fi laa signé ñi ngay lim nii. ñoom Crime Team. ñoom tout ça. ma ñëw fekk fi problème yu bëri gis di Sénégal amuñu orientation en quelque sorte. xam nga mooy ñi ngi xëcc. fii kii di xëcc ku nekk ngi xëcc mais kenn amul orientation. nga baalal ma sax mais bëggoon naa sax nga boole waale si soo comme que yaa ngi gis industrie bi fële. di gis industrie bi fii. nga soo doon am tamit conseil booy joxaale game bi nga tënkaale ko ci fin ou réponse. waaw moo tax may jël waxtaan bi parce que tey jii mënoon naa ñëw pour sama concert yi. mais man comme ni ma wax concert yi may def nii sax mission la ci man quoi. parce que nee nañu balaa ngay bëri wax. nga wàññi ni yoon bi moo gën. nga jëf waaw wana nit ki lu ñuy nappee quoi moo gën nga koy jox. donc ci laa comme ni ma la expliqué ci laa ñëw gis naa di Sénégal am na talent am na potentiel mais amul directivité. donc j'ai pris des gens yoo xam ne ñoom ma ëpp expérience tamit ci monde bi. ñoom ñoo def étude du terrain ñu xam lan mooy problème yi. et après de là si la ñu commencé lancé wu. ñu gis ni soo fi jëlee grand nga signé ko du la yóbbu fenn. parce que am na mentalité fu ñu toll foo xam ne mënoo koo changer. te soo bëggee changer système nga bëgg a changer dëkk si ay xale ngay jël ñu kenn xamul. ñoom soo leen jëlee dañuy nangu jàng. dañuy déglu te xale comme mbuus bu vide la loo ci sol rek. ci màggee ci noonu lay doxee. donc si la ñu signé nag booy yi ngay wax ne ñoom Crime Team. ak ñeneen ñoom ñu mën ñu déglu. ñu commencé frapper fort pour wane di kii. voilà label américain ak label boobu mu xam bokkut. am na lu beesul te lu am doole. voilà lu am doole. donc ci la ñu jël ñoom Crime Team commencé enchaîner clip bi chaque 2 semaines. clip di gën chaque 2 semaines clip di gën donc forcément day attirer attention yi. mais comme li nga wax ñu jàngata parce que loo ci nekk loo mënti nekk nga am ci expérience mais tam di nga siy jàng toujours lu bees. booy siiw bi dafa teeloon si ñoom. ëpp leen doole. ba nga xam ne am na benn réalité boobu nag calculé wu ñu kon mooy entourage fi Sénégal dafay yàqal booy lu bëri. day changer xel aussi. waaw day parce que influencer nit quoi. waaw da leen di influencer da ngay nekk ak sa mbokk yi ñu lay ne wéy yaa ngi am léegi neex na début bi ñëppay kontaan na parce que siw bi ñëw na. mais après dañuy bëgg gaaw teel a gourmand teel a yëg seen bopp teg seen bopp foo xam ne nekkuñu fa. te liggéey bi ngay def dafa laaj ay at. dafa laaj nga am la tête sur les épaules dafa laaj nga conscient nga xam ni que li ngay def ni dafoo ko pour yow rek su réussir dina ubbil génération yu bëri ay yoon. donc ñoom comme amuñu woon mentalité boobu noonu te pourtant liggéey baa ngi doon kawe. muy ubbi ay bunt ba comme ni nga ko waxee international bi commencé. découvrir mbir mi ñu doon génn. ba ñu am ci disque platine ci trap mbalax bu gars yi doon bañ ay jamono. ñun ñu jël risque andiwaat ko. ba instant bi nii def ko ak tout ça. mën nañu bokk na ci mu andi mooy son Mbaye Dieye Faye bi boobu moo déclenché lépp. parce que bu mu amee on a trouvé enfin un moyen tëjloo underground bi bu ñu wax. parce que jigéen moo ko def kenn mënu ko attaqué. doo ko clash. parce que jigéen la. te fii Sénégal am na benn culture boo xam ne góor du defante jigéen. donc pour la première fois on avait trouvé un moyen jox public bi mën a juger est-ce que lii neex na leen wala neexu leen. Mbaye Dieye Faye bi ñëw jàll. tasaare. ju continuer andi beneen. ak ñu def ko featuring ak benn américain moo andi disque platine. nit ñi di weddi am na amul ñu andi leen preuve bi andi physique bi. ñi gis ko. si la génération bi ñoom tamit xam nga rek booy comme ma wax directivité rek lañ moo leen manqué buñ gisee di que li day dox ñëpp léegi ñu ngi koy def. suñ gisee ne lee mi ngi dem. dañ naan pourquoi pas ñu essayer loolu. plus exactement parce que nit ku nekk il faut nga am li nga moom. rap ñëpp a koy def mais tamit ñi xoolal ma jox la exemple si nigériens yi. la moo tax ñu daaw ñu. c'est parce que dañoo comprendre que suñu war a jël suñu culture dem Amérique bëgg leen imposer wala français yi bëgg leen imposer xamuñu ko suñu ko xamul duñu adapté duñu déglu parce que xamuñu culture. léegi baal ñu jël dara lu ñu moom ñoom. ñu jël kii dara ci lu mu moom. dem si îles Caraïbes yi jël dem si Jamaïcain yi jël. boole ci ak suñu culture. suñ ko defee ñooñu dinañu déglu parce que suñu déglu rythme dinañu xam ne que lii si ñoom la jógee. wala suñu xoolee gis chaîne yi. ak xale yu naay c'est américain dinañu xool par A plus B. suñu dëggee mélodique bii nii européen dinañu xool donc ils ont trouvé un moyen à faire des mélanges culturels boole ci seen culture bi ba monde bi accepté leen. Sénégal nag loolu la ñu doon bañ ñoom da waxee ñu rab bu dëgër bi. mais rab bu dëgër bi moom moo ko. mais américain bi sax day jël son bi samplé ko ak jazz. waaw wala ak leneen. mais xoolal cadre bi. lu muy toj wala ñuy boole kaak ay son yoo xam ne c'est ay mélodie cubaine. exactement mais ça reste toujours hip hop. parce que une fois que tu fais le mélange. ça devient hip hop. day am base. soo defee rap rek tout court rap la. boobu mënoo ko mélanger ak dara. mais une fois que nga mélanger ko wala nga def arène bi nga wëy rek. ça devient du hip hop. loolu moo tax hip hop na moo hip hop am. mais Sénégalais kon may expliqué nag xam nga rek. da ngay réew a tas dañoo dëgër bopp. mais sànq yaa ngi doon souligner ne que ne
dafa am ay affaires yu doon bloqué gars yi fii nii. Sénégal ba pare tamit soo mënee ñëwoon ci loolu ba pare nga wax ma tamit genre ba léegi ndax Crime Team da ngeen arrêté jobatoo leen contrat moo leen di yeewoon jobatoo leen. ak aussi tamit quelques conseils pour industrie bi pour ñu avancer quoi. ok donc Crime Team ñoom ñëpp artistes yëpp ñu ne woon la ci label bi ñëpp la ñu bàyyi en même temps libéré en même temps. parce que nee nañu am na benn grain su xasee ba bon ci benn saako xaw ma ceeb rek mën na yàq lépp. yow saako soble. sama olof na ngeen jégal ma damay waane rek. mais ñu dem donc. kon nag ma xaw a bett sax. waaw bu ñu. waaw ñu bëri dañoo yaakaar di dëgguma nag dëkk wax naa ne dëgg fii laa jógee. mais c'est que on dama mën a intégré wu. adapté wu. te dama comprendre tamit industrie bi. moo tax lu ma laaj dama nga koy jox. donc pour ñëwaat ci. ñoom Crime Team liggéeyatuma ak ñoom. liggéeyatuma ak benn artiste boo xam ne mi ngi woon waay bi comme ni ma expliqué ñu dañoo nekk ci mission nekk ci yoon ku ko comprendre dañuy ànd ak yow ku ko comprendre doo ñu freiné. dañ lay génne ñu teg lu ñu war a teg loo xam ne dafay gën a avancé loo game bi. donc instant bi da ngeen di nekk ci logique gu signé waat ñeneen wala. non loolu dina ñëw mais que lu ñuy wax comme liggéey bi mi ngi avancé comme ni ñu ko bëggee parce que lu ñu fi taxoon ñëw. du signé ma Demba ma Semba rek de. lu ñu fi taxoon ñëw mooy yee game bi. wan leen yoon bi kon su fekkee si signé artiste moom mooy tax ñu ngi gis yoon bi. dañ ko def nañ ko temps bu ñu ko waroon def. mais bu ñu gisee di ki am nañu benn ampleur boo xam ne ñëpp ñu ngi ñu doon xool. rappeurs yi ñoom comprendre ñu te waxoon nañu ngeen moytu parce que bu leen nangu li ngeen liggéey ñeneen ñëw góob ko. donc concentré wu leen ngeen jël li ngeen moom. ba ngeen ci def legacy boo xam ne ñëpp si yéen la ñuy topp seen tànk la ñuy topp. histoire ba suba suñ koy wax si yéen la ñuy jaar. mais comme ni ma la expliqué nii yoon artistique dafa gudd. donc nit soo yoree label nga yor entreprise wala nga am vision. da nga ci t'attends à tout. donc rappeurs bu ñu déconné on les a dégagés mais le nom était déjà là. ñu ubbi télé. YBTV pour wan game bi di ko on est là pour tout le monde. pour ci la ñu jël ñoom Akil. ñoom Elzo. ñoom Omzo yóbbu leen tourner vers les régions. mission bi continuer te mission moo lan utiliser les artistes def ay affaires yu nice. comme am nañu canal international ñu mën a exposer loolu pour attirer les autres à venir ici. donc tu vois moo tax kon léegi jël ñoom Elzo le travail continue mooy lu ñu doon def suñuy artistes mooy lan def ay tournées wane sous région yi richesse culturelle bi am si sous région yi public bu gëm hip hop xam hip hop yi nekk ci région yi public bu nekk à la demande ñu dundal leen ci hip hop bi lépp na bañ a concentré si Dakar rek. donc mission boobu yëpp dañ ci newoon. donc dañ ko continuer ñu andi télé à la place des rappeurs. télé bi mi ngi def mission bi parce que tey jii Sénégal amul benn télé bi filmé événement rappeurs yi amul kenn kuy talal micro ñi nekk ci région yi te bëri na ay artistes yu am talent. donc tey jii yow soo jëlee benn télé bu mel noonu nga def ko fii mais tu donnes l'opportunité à tout le monde de se faire voir. donc ci la game bi sa tas léegi ñëpp a ngi am fierté dem Ziguinchor à travers YBTV bu ñu gis Ziguinchor neex na. Sédhiou neex na. oh am na village bi tudd Koubalang am na lii am na donc. télé loolu mooy doole télé. parce que tey jii ñun ñu ngi Sénégal. mais on connaît tout ce qui se passe aux USA. ba ñuy rêvé dem foofu noonu. lan moo ñu ko may lan moo leen ko may ñoom télé bu ñu wan la image bu ñu wan la. image bu ñu jaay. donc voilà donc les gosses comme pour répondre rek on ne travaille plus avec eux depuis longtemps def na léegi ay 4 ans. on sait ñi sax. xam nga mais lii la ñu ngi ci liggéey bi. léegi soo amoon juste tamit benn conseil ba doon jox li nga xam ne comme que yaa ngi gis industrie bi foofu ak li nga xam ne moo fi xew fii xaw ma naa industrie laa ko mën a tuddee. juste soo doon wax gars yi lan lañ ci mën a suñ loo xam ne suñ ko ci yokkoon au moins na avancé. ok man lu may wax mooy rap bi rap Galsen bu ñuy ñëw 2014. ak noo ko gisee sax instant bi rap Galsen. voilà bu may ñëw 2014 5 ans la amoon. jamono bi am na 12 ans. mooy mi ngi màgg. kon lu may wax li ñu manqué woon c'est-à-dire man xaaruma benn reconnaissance ci kenn. xaaruma xam nga nit boo mënul stoppé boo mënul arrêté ak noonu ni ñu bëree yëpp mooy koo xam ne yaakaarul ci yow. yaakaaruma dara ci rap hip hop Galsen. yaakaaruma dara ci li jógee fii nii yëpp lan laa mën def mooy andi xam-xam teg ko. ku ko mën a jël mu njëriñoo ko mu avancé ma ne bravo. wax ji jeex te loolu laa doon def bu ma ñëwee ba léegi nii. utuma sponsor kenn mësuma dëgg waaye bi sponsor. wala est-ce que ñi ngi essaye ñi ngi non taluñu ko on amène on expose ñu wan ñu wax ak nouvelle génération bi ñu gis ñu copier ñu def ko te ñoom gis nañu tey ji avancement bi. vous avez des Samba Peuzzi à travers kii YB. yaa ngi vous avez des Dip à travers kii YB. vous avez beaucoup d'autres exemples boo yoo xam ne léegi soo leen gisee da ngay xam di ñu parce que on a fait une campagne. dañu doon signé artistes di leen wan yoon bi
ma ñuy def ay live di leen wax lan la ñu war a comporter wu artiste ni nga war a nuroo. tey ji man fu ma toog ni su ma toogee soxla may présenté sama bopp soo ma xoolee da nga xam ne kii. rappeur la artiste la. donc sama habit vestimentaire sama mel ni rek wan na ko ba pare. donc conseil boobu yàggoon naa leen conseil mooy lépp lu manqué woon si rap bi. dañ ko doon wax. dama ko doon wax si ay live. Ils ont écouté et j'ai vu que am na changement bu bëri. Les boys tu les vois maintenant tu sais que ce sont des artistes. Ils ressemblent à des artistes. Ils ont compris que nit ki da nga war a bëgg sa bopp da nga war a am style. da nga war a am feeling en plus tamit entertainment dafa am solo. entertainment dafa am solo. entertainment tamit xam nga déjà yow ça c'est la bonne transition sax xam nga pour juste pour ñu dugg ci benn bagage mooy. à chaque fois dañuy gis xam nga ngay wane xam nga ngay teg xaar man affaire yu bëri ba mënuma ko yëkkati lépp quoi à chaque fois. waaw ñu jàppale la ñu jàppale la. déjà xam nga. waaw dollar yi nu mu demee fu mu jógee xam nga wasa bu mu demee noonu. waaw mais lii ngay gis nii. waaw moom la gars yi di wër de. lii entertainment la ci la bokk. xam nga su ñu nee money talk. l'argent ça parle. est-ce que tu vois. te quand l'argent parle tout le monde écoute. non américain lan la ñuy jaay. kaan yi lan la ñuy jaay. soo leen xoolee nga gis jamaa yi or yi. gis xaalis paquet yu bëri yi. richesse loolu c'est pas un rêve. innovant dañuy jaay rêve. yow mënoo nekk artiste ba pare amoo dara looy jaay à un public. il faut que nga jaay public bi dara te tamit sooy liggéey ngay avancer il faut que ngay wan nit ñi pour ñi gis ko. ñi nga xam di ki ñàkkoo di ki yaa ngi ci yoon sa liggéey bi ngi fay. ñeneen dañ lay respecté ku lay woo da lay oo si jom ak si fula mais chaque jour nekk si télé bi di jooy. jàppalewuñu waaye ñun dañoo sonn waaye ñun kenn paalewuñu waaye ñun suñu musique kenn tegu ko waaye ñi du la yokkal dara lu dul dañ lay xool dina xool suñu rappeurs yi amuñu benn jom mais pourtant mën na yokkal askan bi dara waaw peut-être parce que ñoom ngay xeexal ñan ci noonu ñii di jooy noonu waaw non pas jooy conseil la conseil la j'avais pas compris conseil la quoi parce que ñi adduna bi kuy plaindre di ñaan il n'est jamais respecté mais ku ñëpp yaakaar di ki mi ngi ci yoon bu baax kooku la ñëpp di bëgg a liggéeyal ki am ci kooku la ñuy bëgg a dem ko amul luñ fay wuti. kooku mën nañ jël benn rappeur exemple Sénégal fii muy Canabasse parce que déjà gars yi am na benn swag ak lu mu leen ñoddi déjà ak ay oto yu muy. déjà soo gisee le gars da nga naan non kii bi yenn prix du ma ko fay par rapport ak beneen gars boo xam ne mi ngi ci underground bi toog kooku da nga naan grawul su ma ko joxee transport day ñëw exactement mooy exemple bi ma la wax rek. américain dañu li ñu wax. premier mot man tax mu tax lu may nëbb. parce que su ma leen waxul dëgg kenn du leen ko wax. ndax li ngeen di seetaan si kaane doo leen si mës a jàng dara ndax lu ñu togg la ba mu ñor ñu jaay la ko yow da ngay gëm di gën a barde rek. di gën a tuddee sa bopp ñu seen kanam ñoom ñi gën a ponkal mais man mi jógee ci industrie bi dama la koy laaj. règle numéro 1 dans l'industrie musicale mooy fake it till you make it. fake it till you make it. tu joues le jeu. faire genre. ba mu nekk dëggantaan. ba mu mujj nekk dëggantaan. est-ce que tu vois. donc nee nañu ne the music industry is a lie. music industry Amérique bi fen la. ku la daxa fen moom moo lay gën a jaay. mooy ku la gëmloo di ki am nga te amoo artistes yu ñu signé yëpp amuñu dara si baa lañu jógee pauvre la ñu def. mais dañuy def tout ñu duggal leen ci kër yu nice jox leen lépp luy briller jox leen ay paquet xaalis yoo xam ne su jeexee gars yi daf koy jëlaat dugal ko si compte bancaire bi. moom amul dara si compte su paree ay taxi lay jël xam nga Akon pourtant mu ngi leen di expliquer réalité mais ñu bëri dañuy déglu. bu muy toj. mais ci Akon boobu sax dañ ci war a ñëw est-ce que duñ ci ñëw léegi parce que tamit xam nga ñu ngi gis benn vidéo xam nga genre que Akon nekkatu fi you the new king you the new Akon xaw ma ndax du new Akon ndax dina neex sax déjà. non pas new Akon. pas new Akon. waaw like you the new king. non ok donc comme li may wax rek le roi est mort vive le roi. qui est mort. bon d'abord respect à Akon. tey jii mën naa ne moom moo ñu ubbil yoon États-Unis te en tant que sénégalais boo xam ne mu dem foofu toj fa def lu mu def ba ñun ñëpp dañ ko doon béggee ay jamono. mais tam loo gis tam dafa am jamonoom ak fu muy yem. keneen ñëw tam jël te moom tam xam naa te moom fu mu nekk loolu lay ñaan. gis beneen sénégalais def lu raw lu mu def. pour keneen ak keneen ñëw def ko tamit. donc tey jii su ma yuuxee ma ne le roi est mort. vive le roi. c'est pas quelque chose de mauvais de négatif. c'est que dama fi nekk. te ma nekk benn sénégalais le seul sénégalais aux USA. buy def lu may def. sinon pour su fekkee am na keneen ku gis muy def lu may def. mooy maanaam nekk biir États-Unis gang yëpp adopté ma def ma seen mbokk. télé yu gën a mag ñu may teg. parce que ñun li ñuy gën a jaaxal mooy déjà link boobu nu mu demee. mais gëm sa bopp mooy déjà surtout dañuy gis gars yi ci biir mbedd bi dañ lay show benn respect bi. même su fekkee dañuy yor seen i gën ak nu mu mënti demee dañuy gis keneen dañ lay show respect.
daa am foo jaar ak ñoom ci biir mbedd mi nii wala. waaw loolu mënul ñàkk pas nga prouver sa bopp. mais Akon tamit foog nga tënkal ma foofu mu leer tamit après door a ñëw ci loolu nga baax. ok bu Akon bi kon may expliqué rek. le roi est mort, vive le roi loolu xam naa leeral na. Chris Brown waxoon na ko fi bu Michael Jackson doon dund. moom bu mu ñëwee ñëpp di ko comparé nee na moom mais xoolal Michael daf ko applaudir sax parce que da ngay nangu di sa temps. jàll na da ngay ñaan beneen keneen ñëw jël place bi donc loolu la kese la y a rien de méchant dans ça. lu dul les faits sont là. maa fi nekk. moo tax gars yi di ma woo di def ay show. moo tax gang yi di ma mbubboo. te ñi xam nañu di à travers man mën nañu découvrir leneen lu dul rap Amérique biir États-Unis fii tamit ñi nekk fii tamit Afrique xam nañu tamit mën nañu xam industrie bi. donc man je dirais que je suis plus qu'un Akon. parce que Akon il est né là-bas. il a grandi là-bas. il a la culture ci deret bi. man je suis né ici. j'ai grandi ici. donc man tey jii benn rêve bu bees laa mooy maanaam koo xam ne mën na la woon yow tey jii mën nga ma xool nga ne. ah grand bi su ko defee kon man mun naa ko def parce que grand bi fii la juddoo fii la yaroo mu ne ba mag pas xale de ba mag bu may quitté yi j'avais ici 26 ans 27 ans donc dem naa ba mag Afrique balaa may voyager dem kon dama war a jàng anglais bi miin ko xam nga ba pare jàng culture bi miin ko adapté wu ba ma nekk loolu yëpp pour génnee ñii leen di wax noonu booy Sénégal nga nekk booy sama waa ji mënoo cee gën booy xoolal gëmal sa bopp te ngaa jàpp sa culture bi ñii ay kaana la ñu de mënoo dem ba jommal leen boobu dañ ko génnee seen bopp mënul nekk c'est pas vrai loo gëm lu nekk nga nangu jàng di nga adapté wu te di nga ci gën. Olof Njaay nee na dëkk boo dem fekk ñu ngi tëb benn tànk tëbal ak ñoom benn tànk loolu mooy intégration. donc sa complexe soo ko amul rek loo bëgg a doon si àdduna mu ngi ko doon. respect bi la gars yi jox ci mbedd bi daam foo jot a jaar ak ñoom. waaw respect bi kon may expliqué rek xam nga rek nan laa ko mën a expliqué lépp loolu si jaar la rek te il faut comme loolu dañuy testé il faut ñu xam ñoom tamit baa mën nañu wóolu. te xamuñ ne saa booy Casa la quoi. waaw. wax nga la yow dafa mel ni parce que yow ñun jógee nañu si dëkk guerre ba pare donc soo gisee guerre du la jommal la. yaa ngi comprendre parce que foofu. rap bi c'est plus qu'un rap. fii rap dañ koy def par amour. te culture la. donc bu question da nga mën a rap rek wala da nga investir si ñoom ne dañuy ubbil buntu. parce que dañoo nekk ñoom si combat. ils sont contre un gouvernement. ils sont contre la police. donc du coup ku nekk la ñuy bay mu dugg seen biir mu leen di xamal. il faut que nga mel ni ñoom. il faut que nga mel ni ñoom. ñu dem ba wóolu la. ba nangu di ki yow comme ñoom nga. mooy maanaam il faut nga am li nga dund. loo xam ne mënuñu ko wax tam si télé tamit. yaa ngi comprendre du lépp la ñuy wax. mais dafa nga ne dafa am loon dund comme lan quoi. non dafa am lu ñuy dund parce que réalité rap bi dafa am. dafa am réalité rap dafa am. dafa am lu bëri lu mu laajte. xam nga am na gangster. am na banditisme. am na ay réalité. am na lu nekk. donc ñun gis nañu lu nekk foofu noonu tamit waxuma gis naa lépp. mais quand même jot nañu gis dara quoi. xam nga jot nañu gis dara te teewul on est resté. on s'est imposé ñefe nañu ba gën ci. donc du coup loolu noonu ñooñu nekk foofu gis la xam di kii comme ñun la amul benn différence. mais dañuy nangul. déjà quoi. dañ nangu man loolu bokk na ci li nga xam ne gën na mu frappé. te aussi tamit su ñëwaatee Sénégal du mu bëggoon tamit nga wax ma yow soo doon tànn 5 artistes Sénégal. ñan lay doon. 5 artistes Sénégal. genre nga war leen présenter États-Unis comme ñu ne présenté ñu nga toog États-Unis ñu ne présenté ñu 5 rappeurs au Sénégal. Canabasse, parce que moom moo gënoon comprendre ñëpp. te Canabasse quoi que vous disiez moom moo ubbil yoon. ñi fi nekkee moo leen ubbil. mun naa ne Canabasse. xam naa peut-être yeneen artistes du leen neex mais dëgg la quoi waaw dafa ñëw jël risque il a pris toutes les balles pour booy pour une nouvelle génération bi ak nii parce que gars yi amoon na ay jamono ko lu ma waxoon underground bi du seetaan yenn yi donc moom papa shit bi la andi xam nga donc moo tax man bu may liggéey moom laa njëkk a liggéey parce que moo gënoon comprendre est-ce que tu vois donc kooku benn la ñaareel bi mooy ko ci topp naturellement mooy mën naa ne Dip ci man est-ce que tu vois Dip tamit andi na benn air même su fekkee tamit mën naa ne tamit Canabasse moo ubbi buntu boobu noonu buntu rewande bi jaar ci digg bi xam nga gëm business ñeme business il a poursuivi le travail quoi donc muy Dip dinaa oo tamit nu mu tudd sax Omzo Dollar
moom daal bandi la. dinaa oo Elzo Jambodong. Ngaaka Blindé. maa ngi ci ñaata. yaa ngi ci 5 soo neexee na. mat na xam nga mais am na ñeneen ak ñeneen ñoom. One Lyrical donc tu vois fii moo tax ma ne la fii xoolal. instant yi gars yi gis nga ni gars yi ñu ngi ci yoon bi quoi. talent manqué wu fii. mais loo wax aussi ci nouvelle génération bi déjà am na benn son boo xam ne yaa ngi ko def ak Mr Nunez. Akatsuki son bi ñi ciy dégg nga naan Akatsuki bu baax bi. Akatsuki bu baax bi kon xanaa dafa am Akatsuki bu baaxul bi wala. non du ma wax man parce que moom laa ko dëgg muy wax. moom moo ne Akatsuki bu baax bi ñun on répète tey dafa mel ni ma ñëw. Sénégal 7. Sénégal 7 bu baax bi. xam nga soo ko waxee soo ne Sénégal ba 7 bi ma ne kon lii mooy sa lobby. lii mooy sa mbir dama la ciy topp. léegi loo xalaat ci ay déjà comme ku mel ne Nunez Junior def ngeen son. ak taal bi nga xam ne mi ngi Thiès. waaw mun na la bokk ci concert bi moom mooy bi may def ni 18 bii nii. donc man je dirais que ça c'est des talents purs. est-ce que c'est des talents purs bëri na. ñoom ñëpp nouvelle génération maa ngi seetaat maa ngi gis. ils sont très forts. xam nga. mais benn conseil rek laa am pour jox leen. mooy nañu éviter di def lu ñëpp di def. parce que benn technique ngay gis fii rek ñëpp di ko def. nañ différent quoi. xam nga waaw ñu laal ci lu différent. ñu laal lii bii ñëpp ko mën. lu ñëpp mën. man soo ma ko wanee du ma impressionné. parce que ñëpp ko mën. yàgg ko dégg quoi. donc talent baa ngi fi bu ñu demee ba mën lii nii kon war nañu mën leneen ak leneen nañu gën a am ouverture d'esprit. ñu try différents genres musical. xam nga te ñu continuer parce que lépp loo gis continuité la rek. continuité la rek. léegi damay laaj benn question nga tontu ci tontu bu gàtt. après ñi am quelques images ñaari images yu ñu lay woon. nga commenté ko. léegi benn question mooy à chaque fois man ma la xoolee damay gis foo say sorti yëpp damay dégg nga naan free ma nigga naa mel. mooy street bi nga doon wax mbedd bi nga doon wax. dafa am réalité xam nga comme ni ma ku nekk dafa am fi nga bokk. munoo nekk ci rab bi te doo am fooy bokk sinon doo dem fenn. dinañ la agressé dinañ la cambriolé dinañ la rey sax. à la limite comme ñii di dee nii. donc dafa am fi ngay bokk. donc Naay Mili moom moo ne woon mun naa ne moo ne woon artiste bu gënoon mag si gang bu ñu ne woon. mu nekkoon koo xam ne daf ma gis rek bëggal ma boppam. gis lu ma doon def comme rap mu invité ma mu dugal ma seen biir. teg ay nit sama ginnaaw ñu may surveiller di ma ubbil buntu yu bëri quoi. donc far nag mu nekk ci benn incident boo xam ne voilà dafa rey nit. bon du ma ne dafa rey nit maa ngi koy rectifier. dañu ne dafa rey nit. ci lu ñu wax si mbir mi donc waaw mu amoon benn incident boobu moom ko fa dee ñu ne moom la. donc instant mi ngi si jugement. gaa ngi enquête ci moom. donc ñun ñi ngi faat pour ñu libérer ko. parce que dañu gëm di ki deful dara. tu vois deful dara donc moo tax fu ma dem dama koy shout out. dañu ni laa koy supporter. kon nag free ma nigga. free ma nigga Naay Mili. so Yaas avec la complice de la régie dañuy woon tout de suite li nga xam ne moo di ñaari image nga commenté ko nga wax ñu image yooyu noonu c'était quoi ak lan nga bëggoon wane ci image yi juste vite fait xam nga wax waaw lan nga bëggoon parce que ñi ngi gis ngay wane ay africanité lan nga bëggoon wane ci affaire bi c'est plus que africanité quoi parce que image boobu noonu maa ngi jóge woon recevoir 2 balles ma naroon ci dee quoi en quelque sorte parce que coow loolu noonu ñu ngi ko déggoon ma génne image yi juste pour ñu mën a wax ci loolu quoi gars yi dëgg la wala du dëgg waaw loo ci waxaale quoi. bon xam nga. ñu ngi gisaale allure 50 aussi ndax li nga jotoon bali ko moom tamit mu jotoon bali. bon li may wax mooy dëgg la du dëgg Sénégal bon je comprends parce que soo nekkee foo xam ne mosoo gis pistolet. te xamoo réalité bi xam nga te da ngay seetaan film rek nga defe ne ci film la da ngeen seetaan ci film américain yëpp am na. dëgg nga foofu c'est quotidien la donc ñun suñuy dox dañuy xool suñu kii duñu gën sax pourtant. tant que amul gang bi du ñu gën ci biti parce que c'est dangereux. mën nga dee n'importe quel ku siwul sax mën nga dee n'importe quel waxuma la ko siw nag. ku am dara ak kuy wane xaalis si net bi. ak kuy wane succès. donc man def naa li ma naroon def live doon maye xaalis en live Instagram. ma def erreur nag yaakaaroon naa jikki fu ñu ne woon kenn du ko xamee fekk moom ñu ko xamee. ñu wàcc si parce que si milieu soo si nekkee da ngay bëri ay noonu am nga fi nga far am nañ ku nekk am ngay ennemi donc dañuy ut nu ñuy wàññee doole parce que tant que yaa ngi rey staru ñeneen ñi yaa ngi wàññi seen doole financièrement yaa ngi wàññi seen doole si côte si lépp donc dañuy utante quoi donc loolu xew ci lañ ñëw di am fusillade pendant live bi ci laa recevoir 2 balles pour la première fois parce que yàggoon nañ ma attaqué mais mosuñu ma jekku bii c'est la première fois ñu jekku parce que c'était corona donc amoon équipe bi autour de moi j'étais juste avec sama jabar sama doom ak sama bras droit manager bi ñoom ñoo noonu ci beneen oto bi donc bu mu xewee ñoom sax ñoo tax ma sauvé parce que su noonu sama yuuxu doom tey jii du ma toog di wax
xam nga parce que bruit bi xale bi yuux na gars yi dugg si oto bi daw parce que yaakaar nañ keneen gis na leen woote na police donc loolu moo ma sauvé ba ma jógee ci loolu ma am lu ma métti donc rappeur nga rap loo am looy régler da nga koy régler si say son donc il fallait moon di am na fu ma jógee message bu may lancé la quoi parce que def naa li ma war a def en tant que africain kon li ma leen wax rek si sama son bi nee naa leen man du ma utiliser pistolet pour régler samay problème am na fu ma jógee donc am na fu ma jógee noonu soo gisee solu boobu noonu ma jël wane gris yi juju lañ koy wax mel ne genre gilet pare-balles déjà mais du mais gris la soo xoolee si lamb ji moom la gars yi Balla Gaye dafa mel ne genre Balla Gaye si Balla Gaye laa ko inspiré ça parce que man mooy sama lutteur yaa ngi comprendre donc shout-out to Balla Gaye donc mooy sama lutteur Casamance laa jógee donc naturellement mooy loolu ma jël image boobu noonu intégré ko pour wan ñi ñi dikki lii ñoom suñ ko gisee dañuy ne lii c'est différent xam nañu la mooy juju dofuñu Amérique xam nañu bu baax la mooy mystique non dof loolu moom dégg yaa ngi comprendre moo tax ma ne leen yéen pistolet ngeen di utiliser fu ngeen nekk mais man am na leneen lu may def te nee naa la ñi def li ñuy def ni ñi ngi doxantu taatu neen si mbedd bi mais bugguñu ñu dee parce que dama bëggoon ñëpp jot message bi ku ma essaye raw lii moo la dal parce que am na fu ma doon jéem a chat après yow da nga leen attaqué woon ak ay bal da ngeen attaqué ak ay rhymes ba pare attaqué leen mystiquement bon du ma wax mystiquement mais def naa li ma war a def. tu t'es protégé quoi. J'ai fait am naa sama réponse donc tu vois du ma ci sori lu bëri parce que. léegi nga gars yi lañ doon def ci taam bi. doxantu taatu ne dof. da ngay dof carrément di doxantu taatu ne parce que doomu Joolaa la. te doomu Mangaañ la duñu fooyee ma sama bopp quoi. man su ma deful dara sa samay mbokk duñu ma seetaan. dafa leer léegi ñëw ci beneen image bi. léegi beneen image bi boobu waa mooy hôpital bi rek la. xam nga bon c'est soo génnee ci situation ñëpp di inquiété wu c'est normal nga def photo pour wan ñi dalal ñi seen xel te tamit amoon naa partenaires yu bëri ñu teggi woon seen tànk parce que dañoo yaakaaroon di ko ay foo la di ko dëggantaan buzz la quoi par buzz la est-ce que waa man amoon naa buzz ba pare jamono maa ngi doon am buzz mais xam nga entertainment tamit des fois da ngay jég saay créer benn affaire non mais instant boobu maa ngi doon am buzz bu mu am noonu doyoon na ma sëkk parce que yow dama jékki-jékki di fël la kenn xamul fan laa fël est-ce que ñëpp di naan Sénégalais la du Sénégal gis nga africain la du africain donc américain yi di dugg samay Instagram di rey seen bopp ñëpp sama maa ngi jógee si 5000 followers dem si 100000 followers ban buzz laa soxla ne instant boobu noonu buzz mayee xaalis rek ku woote ma mel la 50000 loolu rek doyoon na moom ñu ngi koy gis ci Instagram bi est-ce que loolu ñun man rek maa ko doon def donc pistolet bi lu mu ci lan la may yokkal lu dul yaa ngi comprendre problème rek mais il fallait que ma noppiloo gémmiñ yu bëri te il fallait que ma woon samay partenaires yooyu dootuma liggéey tey ngeen ba àdduna tukki parce que nit bu ngay liggéeyal da nga koy wóolu su nekkee balaa ngay wax utal ay information yu leer nañ problème sax da nga koy soutenir d'abord exactement léegi tamit ñu gisaale ay show yooyu def récemment fan yi nii nga su ma juumul récemment bi su mujj mooy bi nga def Mbour Mbour def nañu Mbour show bu extraordinaire di shout out Paco Events ñoom United Concept di leen shout out mu nekk show boo xam ne xalaatu woon di ki amee naa fa fans yu mel noonu donc ñu war a dem le 18 Thiès Mikeland yàggul dara ñu war a dem après Mboro le 23 ñu war a dem Ziguinchor Sédhiou le 25 Ziguinchor le 28 Dakar fii Almadies Slim Beach le 29 moom xam naa ne moom ay yu spécial lay doon si yow non da ngeen gis suivre leen Almadies Slim Beach boobu le 29 décembre la te le 31 décembre jël nañ ma festival bu gën a mag États-Unis année bi bokk naa ci bi performer mais comme fii la may fekk dinaa ko def si benn studio en live xam nga représenté quoi li ma war a représenté xam nga fële na leen lan lañ mën a xaar ci ay projet aussi projet mais non man maa ngi nii di waaj dem région yi ma dem yëpp dinañ fa bàyyi ay équipe dinañ def ay événements yu bëri comme ni ñuy wax télé bi di fësal culture bi loolu dinañ ko def te tamit comme ni ñuy wax rek mais say track quoi la say samay son kay sama waa ji chaque année di ngeen am yu amul fenn man damay màgg comme en tant que artiste yaa ngi neen xoolaa sànq xam nga xoolaa bi soo ko dégg ak yeneen yi bokkul dara ak kii Maades bi boobu noonu. waaw das woon Maada loolu wane na di maa ngi màgg di évoluer parce que man daaw laa commencé rap ñu bëri dañoo yaakaar ni yàgg naa ci game bi daaw laa commencé rap parce que ñu bëri loolu lañ jàpp quoi. voilà daaw laa commencé mais xam nga production américaine dafay produit dañuy bëri ci marché bi ba nga xam ne ku lay déglu da lay gis fu nekk ba yaakaar ni yàgg nga fi fekk yaa ngi soog a door donc projet yi ngeen bàyyi leen xel rek man surprise ba may neex quoi ko ci Instagram bi YouTube Lucius Waay bi rek ngay jam rek Lucius Waay bi so ladies and gentlemen man parti bii nag moom a daaxal ci parti yëpp parce que xam nga we gonna make show xam nga we gonna make some dollar rhymes you know what I mean so we that's what's up xam nga that's what's up yow avec la complicité de la régie Mr Yass dégg nga
Hey, shout out to Yas. Magician yi nekk ci ginnaaw. Ay. YB Malik in the building. I got it again. Uh-huh. Y'all thought I was finished? I'm just getting started. Oh. Let's get it. Let's get it. Oh my God. Why they put so much juju on me? Oh my God. All these niggas rest in peace. Oh my God. Do I need to carry my peace? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Why they put so much juju on me? Oh my God. All these niggas rest in peace. Oh my God. Do I need to carry my peace? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yeah, Friday back in my day. Look at me, way, why be in my rap name? I got paid every day. All this hoe gotta get paid. I got paid every day. All this hoe gotta get paid. I can never lose. It's not what I do. That chain on my neck, too much my fucking attitude. Heavy pin on my wrist. Check your pocket, you ain't shit. You can push me, you a bitch. That's my dick, you a snitch. You ain't loyal, you can sit. On my table, you can eat. I plug on you, nigga, fuck your bitch. On your head, and make it sick. I am trouble in the jungle. They call me Lucas Lion. He ain't real, I am real. He ain't real, I am real. Oh my God. Why they put so much juju on me? Oh my God. All these niggas rest in peace. Oh my God. Do I need to carry my peace? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Why they put so much juju on me? All these niggas rest in peace. Do I need to carry my peace? Oh my. Second round, I'ma bring different vibes. Bitch, please let me break them fuck up my vibe. My dick so good, that's why she wanna ride it. I swear they had me because I'm too carried up, always fresh, I'm too lit. Please don't test me, too much flies, paparazzi. I'm the truth, they want me. They know me. On TV, they see me. I am me, never be fake me. Say me, don't tap on me, will never give up on me. I know where I'm from, me. All of them can't beat me. God bless me, since I came in this world, I can be me. Oh my God, why they put so much juju on me? All these niggas rest in peace. Do I need to carry my peace? Oh my God. Why they put so much juju on me? All these niggas rest in peace. Do I need to carry my peace? Oh my God, let's get it. Oh my God, I'm the nigga YBE on Senegal set, so YBE next. Bam! And that was your nigga YBE on Senegal set, so. Hola, everywhere I go, I say hola. I'm a real nigga, I say hola. I'm a lady looking back, I say hola. Everywhere I go, I say hola. I'm a real nigga, I say hola. I'm a lady looking back, I say hola. I love myself, I say on my head, hola. You don't love me, I don't care, fuck you brother. Magajo queen, you a queen, I told her, Nora dripping, sipping, chilling, you ain't killing me. Please bro, stop, yeah. I'm the new king, dripping, never sleep. I gotta think, you doubt it, let me think. I ain't shit, last year you said I won't make it, I ain't lit. But look, first video I drop, I got million views on Facebook. I'm up late, I drop a second one, everybody wasn't going to eat. I heard you were fucking looking for me, bitch, you can't see me. I feel I'm on top, I got a crowd saying who they say, what they say, what they say. Ladies and gentlemen, that was YBE. So YBE, lam nga ñu tàggoo, xam nga your last word, xam nga. Bon, damay tàggoo. Moom mooy d'abord shout out to my real nigga 9 Milli. Yeah, again. You know, every day, all day. Yeah. We pray for all the nigga behind the world. Yeah. Free my nigga 9 Milli. Shout out to Lynch Mob. Yeah. di leen gërëm yow Malick. Yeah, di gërëm Gigi.
di gërëm Gigi kooku maa ngi ñëw si moom di gërëm Yaas Mr Yaas ki nekk ci régie bi mu ngi def lu neex bi may yëngal maa ngi gis mu ngi teg son bi suuf bi may yëngal sama yaram mu ngi boy te doom di gërëm tam ñëpp ñu ñuy seetaan waa internaute de Sénégal 7 xam nga di gërëm tamit sama team yëpp YBE équipe bi ma yor yëpp sans ñoom tey duñ ci yegg di gërëm promoteur de chaque région yoo xam ne ñu ngi supporter YBE ñu ngi supporter vision bi ak mbir mi donc tey yi nii maa ngi ne merci à tous ces fans ñu may show love ñi di ñëw suñuy concert ñi di tëb gi di dal te loolu mën na leen fi bañ a fekk donc voilà show love to everybody who showing love and you know stay blessed it's your boy YBE le roi Akon est mort vive le nouveau roi. Donc ça c'était le dernier mot ladies and gentlemen, c'était YBE Lucius on Senebrap 7.